Et puis Pape Ibrahima Ndiaye reçoit dans quelques instants le capitaine Momar-Seye, directeur du parc de Hann. Et avant cela, regardez, mesdames, messieurs, ce reportage de Pape Ibrahima Ndiaye. C'est maintenant. Toc Toc Sénégal. ba mas bi Covid-19 yegsee ci réew mi ba léegi reptilarium bu parc forestier et zoologique daan maanaam fu ñuy dalal jaani kenn du ko visité waaye nag ki nga xam ne moo war a saytu seeni mbir bis bu yàlla sàkk day teew. moom leen ni 63 races de serpents yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal am nañ ci 18 yu am danger te danger boobu rey nit taxu leen a jóg pour lekk la mais am na 45 types de serpents yoo xam nit ñi ñu ngi leen di rey ci erreur te amuñu lu ñuy def nit. ñoo ngi fii ak Pape Ibrahima fii ci reptilarium bi bu ITV muy manipuler nii c'est la première fois dans sa vie. Première fois. Fallou Gueye di serpentologue maanaam xam-xamam màcc ci wàllum jaan moom moo taxawal li ni mel li nag mu def ko ci atum 2005 gannaaw ba mu demee Italie jàng ko ñibbisiwaat ci réew mi mu def ko ci ndimbal ñi nga xam ne ñoo ŋànk parc bi. tax bi ma xamee ni nag am na jaan yi ci wàllu jaan am na ñaari junni. ak juróom-ñaar téeméeri xeeti jaan xeet bu ne nag bari na ci àdduna bi ak yeneen ñaari téeméer yoo xam ne nii tey dañ leen a jaxase ñu jur race yu bees ñu déclaré leen pour ñi leen jaxase am honneur ñu déclaré leen léegi ci ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ñetti téeméeri jaan rek ñoo ci am danger ci xay xeet ñaari junni yooyu ak juróom-ñaar téeméer Sénégal am na ci bénéfice am juróom-benn fukki xeeti jaan ak ñett xeet wu ne bari juróom-benn fukki jaan yooyu ak ñett. fukki jaan ak juróom-ñett rek ñoo ci am danger ñoo ci mën a lor nit te seen dangar jooju lor nit taxu koo jug yàlla daf leen ko defal pour bala ñoo lekk dara ñu mën koo sotti dangar ji mu sedd ñu mën koo wan na te jaan bu lekkee benn suri mun na toog 15 jours yoo xam ne nii du lekkaat. mbas bi Covid-19 indi na ay coppite yu bari ci li nga xam ne mooy palang yu mu tëral ngir aar reptilarium bi koppar yi nga xam ne moo doon tukkee ci visite yi loolu jotatu ko mu nekk nag lu metti ci moom. muñkat la bon da mën na toog ay un mois du lekk mais day toog rek te boo ko joxee lekk aussi day kii bon mbirum pandémie ñu am nañ ci problème trop parce que mala yi fi nekk yëpp dañ leen a récupérer ñëw indi leen fii bi ñu leen fi indee nag ñu nekk fi ndax bañ ku leen rey ak xeet askan wi nga xam ne bu ñu leen gisee dañuy tiit pour teggil tiitaange jooju askan wi aussi ñoo indi leen loger leen fii ñu di fi dund kon am na lu ñuy dundee bien que ñoo ngi def ay élevage de souris. aussi am nay crocodile am nañ ci 31 yoo xam ne fii lañ juddoo loolu lépp nekk bénéfice u Sénégal am nañ ci pour jafe-jafe ci kaw gestion bi. contexte bi métti na waaye Fallou Gueye mi ngi taxaw temb ngir aar yi nga xam ne mooy jaan yu nekk ci parc forestier et zoologique de Hann mu bëgg nag di wéy di wan Sénégalais yi ne jaan nekk na lu ñu ragal loolu waaye mënees nañ koo ñeme ndax am na rôle bu am solo bu muy joué. ci li nga xam ne mooy suñu écosystème. mais ki mooy ndaw nga xam ne nii moom rek moo nangu nekk yaru ci sa biir poche gis nga ko demi journée fii du fi bouger mun nga nekk ak moom nii sa biir poche kii moom rek moo ko nangu soo xamee loolu nag pour ñu gis leen di leen rey dana la gêner te amuñu benn danger gis nga da ngay dugal sa loxo. nga génnewaat ko ndànk. mu naan ko ah baax ñu ngi nii il n'est pas Toc Toc Sénégal. reportage yu Pape Ibrahima Ndiaye bi am na solo di ko gërëm bu baax a baax di ko sant salaamaaleykum Pape Ibrahima. salaamaaleykum DJ maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñooy suñu téléspectateurs yi. Pape Ibrahima ñu ngi nekk ndokk kii di capitaine Momar-Seye mooy directeur u parc bu Hann salaamaaleykum capitaine. salaamaaleykum Boubacar maa ngi lay nuyu Boubacar nuyu Ibrahima nuyu ñiy suivre immédiat. parc bu Hann jamono yi ñu toll dafa tëj de. dafa tëj effectivement. ndax contexte Covid bi. voilà depuis état d'urgence bi ñu ko di président de la République jëlee décret di instituer état d'urgence ci lañ ko tëjoon. ba léegi comme situation bi évolué gul favorablement comme ni ñu ko bëggee moo tax ba léegi ubbeeguñ ko. mais ça fait que aujourd'hui comme parc bi poumon vert la nit ñi ñëwuñu parc bi mi ngi gën a respirer mi ngi gën a noyyi. mu ngi gën a respirer liggéey yi ñu ci war a liggéey ñu ngi gën a am jot pour def ko mais également rab yi nga xam ne ñooy dund ci biir parc bi
feex bi ñu war a feex pour mën a reproduire maanaam jur comme ni ñu war a jure ñu ngi koy def. quelque part am na avantage. colonel yaa ngi koy wax léegi ñi nga xam ne ñooy mala yi daanaka ñu ngi nooywaat bu baax. parc daan mi ngi toll ci 60 hectares mais 7 hectares yi rek la ñu may li nga xam ne mooy espace zoologique bi. mais nag est-ce que fu mu nekk nii aar li nga xam ne ñooy mala yi nekk na lu yomb ndax boo seetee personnel dafa mel ni dañu leen xaw a wàññi ngir mbas bi Covid 19. waaw mais wàññi nañu leen effectivement ndax mbas mi mais personnel non essentiel bi ñi nga xamante ni bu ñu fa nekkul du yàq dara ci liggéey bi nga xam ne moo aju ci toppatoo mala yi ak entretenir leen faj leen suñu leen waree faj ñooñu moom bàyyiwuñ leen libéré wuñ leen dañuy ñëw toujours di continuer def seen liggéey. léegi yan disposition ngeen jël parce que boo seetee ñun ñi nit ñi ngir xeex li nga xam aar suñu bopp ci mbas bi dañuy takk ay masque mais xëy na moom ñi nga xam ne ñooy mala yi Boubacar kenn du leen takkal ay masque mais yan disposition ngeen jël ngir aar ñi nga xam ne ñooy mala yi même bu fekkee ne de façon scientifique amul lenn luy firndeel ne mala yëpp la Covid 19 mën a jàpp. waaw disposition yi ñu jël déjà mooy appliquer li ñuy wax mesure barrières yi ci personnel bi nga xam ne ñooy dem di dikk parce que mala yi ñoom fi ñu nekk xam nga jóguñu fi loolu li muy tekki mooy risque bu ñu mënti am nit ay génn xëy na jële dara ci biti indi leen ko donc mesures yi ñuy jël ci nit ñi lañ koy jël nga xam ne ku ci génn booy ñëw dinañ jël toutes les dispositions pour xëy na doo indiwaale loo xam ne mën na dal mala yi ba lor leen. Boubacar xam naa rek ñu ngi topp léegi reportage bi nga xam ne defoon nañ ko ci reptilarium bu parc zoologique de Hann ñu dalal ki nga xam ne mooy directeur am mais ñu ngi am fii li nga xam ne mooy ay xeetu jaan est-ce que mën nga ñu defal présentation yi rek directeur jaan nag ñu ngi jégalu di yeewoo ak ñi nga xam ne ñooy suñu téléspectateur ak jaan mais jaan dafa nekk lu ñu ragal loolu. mais comme ni ko reportage yi wane mënees nañ koo ñemee ndax am na ci yoo xam ne ay inoffensif lañ. comme yi ci mel ni directeur. waaw boo gisee ñu indi ko dafa bokk ci mission bi nga xam ne parc daf ko war a jouer muy indi rataxal diggante doomu aadama yi ak mala yi ndax dëkkuwaay yi dañuy yokku donc ñuy jël ci àll bi nga xamante ni mooy dëkkuwaayu mala yi donc forcément dafay am contact entre ñun ak mala yi buñ jëlee exemple muy ñun ak jaan yi à un moment donné dañuy am contact donc bu ñu xamul lan mooy jaan miinuñu jaan li muy indi mooy jaan bu ñu gis rek réflexe bi ñuy am mooy rey ko parce que dañuy jàpp ne danger la ci doomu aadama bi or comme ni ko sëñ Fallou waxe ci juróom-benn fukk ak ñetti xeetu jaan yi am Sénégal ñeent fukk yi ak juróom daanaka mënuñu lor doomu aadama duñu defe dara. ñu def dara. ñeent fukk yi ak juróom duñu defe dara. amuñu tooke donc amuñu venin. amuñu venin. ah d'accord. pour firndeel ko ñaara ngi nii yu nga xamante ne nii moom lañ leen présenté boo leen tegoon léegi ci mbedd mi. réflexe su nit ñi mooy. jéem leen a rey parce que xamuñu. or duñ defe dara mën nañ. mais xam nga suñu yaram nangu ko. ñun dañu ko ñemewut. buñ ko gisee ci kër wala ñu gis ko fii jigéen ñi yuuxu la ñuy def ndaw góor ñi yuuxu la ñuy def dem wuti xeer ñi dem wuti kii sànni ko directement mais c'est un réflexe naturel ou bien. naturel parce que xamuñu ko miinuñu ko xam nga loo miinul doo ko ñeme nit entre nit sax bu ñu miinantewul du ñemente donc loo miinul doo ko ñeme donc loolu dafay nekk benn ci mission yi nga xam ne parc bi am na ko à travers reptilarium bi pour nit ñi am habitude jege jaan xam ne du jaan yëpp ñooy lore. reptilarium bi ñaata xeetu jaan ñoo fa am par exemple ñaari ñoo am. yan xeetu jaan lañ boo ñu mënee defal li nga xam ne mooy présentation bi. bii par exemple mooy ban bii mooy ban. waaw reptilarium bi am na juróom-ñeenti espèce xeetu jaan. espèce bu ci nekk nag bu dee da nga koy compter par bopp am na espèce yu nga xam ne benn représentant lañ fa am espèce yu nga xam ne am nañ fa plusieurs représentants. mais boo xoolee ci wàllu xeetu jaan am nañ fa juróom-ñeenti xeetu jaan yu nekk foofu yu boobu. bii moom la ñuy wax python royal. python royal am na ñu koy wax python boule tur yooyu li ko indi mooy python royal dafa am benn buuru bu jigéen bu nekkoon Égypte bu ñuy wax Cléopâtre. xanaa dégg ngeen ñu koy wax.
daan na ko laxas ci loxo ndeyjooram buy génn foofu la ko tur boobu toppee python royal comme reine bi daf ko daan yore tout le temps buy génn python boule parce que mais dafa daan yore buy génn mais daawul defee dara non parce que moom naturellement du defee dara voilà bi ci gën a gudd en général taille maximum 1m50 lay toll mooy python bi gën a ndaw ci xeetu python yi nga xamante ne ni am nañ ko fii ci Sénégal bi nag boobu moom la ñuy wax serpent mulaire moom tamit ci joor gi la ëpp lu muy nekk daanaka gis ko yombul ndax dafay dugg ci biir suuf si voilà jaan bi dafay dugg ci biir suuf si boo ko tegoon ci joor da ngay gis mu yëngatu rek daal di mais directeur lan la ñuy lekk lan ngeen leen di jox ñu lekk lan la ñuy lekk li ci ëpp ci li ñuy dundee rongeur li ñuy ay rongeur maanaam ay xeetu jinax voilà moo tax rey leen xaw a doon lu mën a lor sax doomu aadama rey jaan mën na lor doomu aadama soo xoolee bu ñu jëloon dëkk bu nga xam ne dafa am 20 ci ay kër gu nekk ñu dugal fa juróomi jinax muy daanaka 50 couples boo xoolee durée de gestation maanaam durée bi nga xam ne jinax dina ko toog ëmb ci wasin ci weer ak genn wàll jàpp 2 weer lay toll benn bu ci nekk dina jur diggante juróom benn ba juróom-ñett ci ay jinax soo xoolee bu ñu toogee 2 weer ñu jur toogaat 2 weer yi ñu juróon dinañ toll ci jur boo ko calculer ci benn at dëkk boobu dina retrouver wu ak 3 millions wu jinax imaginez dëkk bu nga xam ne 3 millions jinax dëkk boo xam ne 20 kër kese la ak li jinax mën a yàq nga teg sa ay aliments ñu yàq ko nga teg sa ay yére ñu yàq ko ak li nga xam ne mën na ko indi ci feebar parce que ay porteurs de certaines maladies lay doon donc juróom nga jël 3 millions gu jinax ci dëkk forcément dina am jeexital ci wér-gi-yaram doomu aadama mais dina am jeexital également ci matériel bi nga xam ne dañ koy denc mais boo fa dugalee benn jaan kese muy lekk 2 jinax par jour diggante fi ñu leen fay dugale ba fi ñuy amee ay doom dinañu leen lekk ba daanaka 10 jinax ak juróom à peu près moo fay des boo defee calcul bi 10 jinax ak juróom yooyu bu nekk juree en moyenne 8 da ngay rester ci autour de 100 jinax toujours donc dafay maintenir équilibre bi moo tax milieu boo dem day am interaction entre li nga xam ne moo fa nekk ci ay luy dund espèce animale wala végétale ak environnement bi espèces yi tamit dañuy interagir entre ñoom loolu bu ensemble boobu la ñuy tuddee écosystème dafa war a am benn équilibre boobu nag boo ci faagaagalee benn ci xeet ya fa nekk mën na créer déséquilibre ci écosystème bi moo tax topp di rey suñ ko mënee moytu ko muy mala yi muy garab yi ñuy dagg alors Boubacar, quand on parle souvent du parc de Hann l'enjeu est environnemental mais aussi économique xam nga depuis lu ëpp 3 weer ngi daanaka mu ngi tëj ay buntam mais est-ce que loolu amul ay njeexital yi nga xam ne indi na ko ñuy gérer mala yi parce que comme ni ko Fallou Gueye waxee reptiliaayam bi am na loo xam ne soxla na ko ci wàllum dund te loolu nag nekk na fu mu nekk nii lu indi jafe ndax parc bi bu ma juumulee directeur si mes informations sont bonnes dina gagné lu toll ci 80 millions par weer yi muy dugal si gafaga yi nga xam ne mooy impôt est-ce que loolu indi ay jafe-jafe ngir ngeen gérer li nga xam ne mooy parc bi waaw effectivement li ñu ko tëj am na jeexital ci ñaari fànn benn mooy ci li daan dugg ci gafaka nguur gi parce que li nga xam ne moom la ñuy fay ci zoo bi loolu ci keesu trésor lay dem boo xoolee ci at mi le bon chiffre à peu près mu ngi nekk en moyenne 35 millions. 35 millions voilà li nga xam ne dañ koy jël en termes de recette ci zoo bi. mais dafa am politique bu nga xam ne état bi daf koy dawal. depuis ay années mooy impliquer secteur privé ci conservation biodiversité bi. ci cadre boobu la fàllu installé wu en tant que privé parce que am na bëgg gu mu bëgg liggéey bi nga xam ne mooy conserver jaan yi protéger leen mais xamal ko également nit ñi ba tax mu amoon projet teg vivarium bi foofu reptilarium bi pour di fa denc jaan yi donc moom privé la bu nga xamante ni dafa am convention dafa am protocole ak état du Sénégal à travers le parc pour di ci liggéey
ñooñu ay privé la ñuy xam ne dañoo am ay employés visites yi ci la ñu daan amee lu ñuy dundale mala yi. ci la ñu daan am lu ñuy fay employés yooyu. en dehors de Fallou am na yeneen partenariat aussi yu nga xam ne ñu ngi ci biir am nañ ko ak ñeneen ci biir parc bi ñooñu tamit daanaka liggéeyuñu boobu ba léegi ce qui fait que du point de vue des privés véritablement am na jeexital bu am solo disons bu xaw a metti bu mu am ci ñiy liggéey foofu. alors yaa ngi koy wax léegi am na ay partenariats yoo xam ne def ngeen ko mais ñu bari dañoo jàpp ne parc de Hann dafa manque attractivité maanaam nu ñu ko war a valoriser des na loolu ndax 60 hectares la mais am na yoo xam ne war nañ ko mën a defaat ngir gën ko jëmbal ngir mu gën a indi ay koom waaye tamit le tout dans le respect de l'environnement et yow loolu noo ko gisee. waaw loolu dëgg la xam nga liggéey bu mat sotti nga xam ne amul dara luñ ci war a yokk pour améliorer ko loolu amul. c'est-à-dire doomu aadama lépp lu mu def boo ko jàngatee ba ci biir dina am loo xam ne xëy na buñ ko ci yokkoon mu gën a jaar yoon. donc loolu ñun mooy suñu mission. fu ñu fekk tey bu ñu doxee ba déwén ñu fekk ñu seqi nañu ay jéego jëm ci améliorer li nga xamante ni mooy attractivité bi mooy également préservation biodiversité bi nga xam ne moo nekk ci biir parc bi. parce que effectivement li ñu réservé pour zoo bi juróom-ñaari hectares la mais il faut ñu comprendre que ne parc bi ñaari entité la parc forestier la ak parc zoologique. parc forestier mooy li nga xam ne lépp luy xeetu gàncax. bu ñu nee gàncax ni ñu koy déggee. mooy garab ñax ba ci lawtan yi. bu ñu nee parc zoologique bi mooy yi nga xam ne ay espèces animales la yu fa nekk. mais parc de Hann ñaari entité la. voilà li nga xam ne mooy réservé moom la ñu réservé maanaam ñax yi garab yi pour ñoom it ñu mën a dund. respirer màgg. ak fi nga xam ni fa la ñuy parc bi nga xam ni mais yëpp benn la. mais foofu ay animaux ñoo fa nekk. fi nga xam ne nag léegi ay garab gàncax gi ñoo fa nekk. habitat naturel la pour xeetu mala yi nga xam ne yooyu du dañ leen a tëye boo xoolee boo demee technopole la nga fay fekk ci xeetu naawtal muy ay picc yu ci bëri biir parc bi la ñuy fanaan si boo demee digg bëccëg ci lac bi yu ci bëri bu ñuy maree naan foofu la ñuy naan si boo demoon tey di nga gis ne garab yi li ci ëpp dañ ko def ay tàgg comme fi mu nekk parc bi bëriwul ay visiteurs daanaka garab yi yëpp ay tàgg la te loolu dafay bokk ci liy gën a yokk espèce bu ci nekk ci ñi nga xam ne ñoo ngi niché foofu ci biir parc bi. directeur mbaa est-ce que parc daan am na li nga xam ne mooy oryx. am nañ oryx ak gazelle. léegi Boubacar actualité bi. waaw ci actualité bi xam nga yow yaa ngi ñëw indil ñu jaan ci plateau bi d'ailleurs ñun ñoo ko sàkku. ngeen ñu jaan ci plateau bi dañoo bëggoon. poser la question wu naka la ñuy déplacer un animal d'un lieu à un autre parce qu'en fait actualité bi mooy ay gazelle dañ leen bëggoon yóbbu fenn ñu dee ci yoon bi tey yow nga jël jaan jël sa responsabilité en tant que directeur indi ko sur un plateau de télévision comment est-ce qu'on doit les transporter suivant animal bi nu mu mel bu dee ñay la nu ñu koy déplacer bu dee gaynde la nu ñu koy déplacer bu dee jaan la nu ñu koy déplacer lu nekk ak nu ñu koy déplacer. voilà xeet bu ci nekk ak nu ñu koy déplacer parce que bu dee jaan mu ngi dépendre ci ndax bu am venin la wala bu amul venin parce que ay étapes la parce que pour nga déplacer mala da nga koy jàpp ba pare soo ko jàppee dafa am foo xam ne foofu nga koy dugal. ba du gaañu du la gaañ dina nekk à l'aise pour mën a dem bu àggee fi nga koy yóbbu dafa am noo xam ne noonu nga koy wàccee également ba du gaañu donc de sorte que ñun comme dañuy gérer ay mala ci biir parc bi effectivement léeg-léeg ñu wooñu lu mel ni jaan ñu wooñu ci Sëñ Fàllu war a dem fenn ci biir Dakar pour éviter ñu rey jaan bi mu jàpp ko foofu transporter ko indi ko wala ñun ci suñu bopp ñu soxla yokk xeetu mala yi nga xam ne ñu ngi ci biir parc bi ñu mel ni partenariat bu ñu am ak Bandia dem Bandia am xeetu mala bu ñu am ñoom te ñun amuñu ko ñu jàpp ko foofu indi ko ci zoo bi loolu dañ koy def wala ci biir zoo bi sax am foo xam ne xëy na yàqu na ñu war ko defar war a jële mala fii yóbbu ko ci beneen enclos le temps que ñu defar fii et cetera donc dañuy déplacer étape bu ci nekk nag dafa am lu mu laaj selon xeetu mala bi bu fekkee jaan buy
dund la tey mën a lor nit dafa am ay techniques yu ñu koy jàppe boo ko jàppee aussi dafa am foo koy dugal bu doon buy loree fi ñu koy dugal du tëju nii complètement dafay tëju mais dañ koy wutal bunt bu ndaw bu nga xamante ni boo ko ubbee mënu ci jaar matériel bi nga koy jàppe kese moo ci mën a jaar nga jàpp ko neutraliser ko pare génne ko donc fi nga koy def aussi du doon benn boo koy génne pour di ko transférer aussi am na noo koy génne voilà bu fekkente ni beneen xeet la lu mel ni gaynde par exemple boo koy jàpp dafa am noo koy tooke bu nga xamante ni moom nga koy pikiir dafa am fital yu nga xamante ni dañ koy tiire buñ ko tiiree tooke bi dugg ci yaram bi somnifère mu nelaw nga jël ko dugal ko ci fi nga xam ne foofu nga ko war a transporter boo ko dugalee foofu ba pare foofu également da nga koy aménager spécialement pour loolu pour éviter mu mën a yëngu parce que dañ koy contentionner ba nga xamante ni fi muy nekk su bëggee bouger sax souvent dina ko jafe maintenant selon durée transport bi et cetera bi mu war a am ci ngay conditionner fi nga koy def boo egsee fi nga koy wàccee souvent ñun ni ñuy doxale ci biir parc bi maanaam bu ñu jëlee par exemple lu mel ni Koba parc ba parce que def nañ ko benn bu ñu arriéré bu oto bi dafay arrière ba sës ci bunt bi ñu ubbi ko mais bu ñu ko ubbee dañuy dem bàyyi ko souvent guddi lañ koy def bu ñu ko gaaree dem tëdd nelaw balaa bët a set nga gis ne wàcc na ba dugal boppam ci biir nga ñëw jël sa oto voilà léegi dañu bëggoon rek ngeen ñu ay leeral un peu ci mala yi nga xam ne dañoo xaw a raar lu ci mel ni oryx ngeen ko jëlee oryx ci li nga xam ne mooy parc national yóbbu ko ci benn domaine privé wala benn réserve privée naka la war a demee législation bi lan la wax waaw sur ce problème dama ci bañ a xuus trop parce que pour nga mën wax ci dara dafa laaj ay critères foog nga fekkee ko sax voilà li ci ëpp xam nañu ko jëlee da nga war a xam parce que boo xamul da ngay verser dans ce qu'on appelle la spéculation te boobaa da ngay xaw subjectif bi ci topp mooy dafa nekk lu nga xam ne li ma jàpp mooy les voies autorisées liñ ci wax gëw ma ne nit mënati na wax lu ko weesu donc buñ ci bëggee continuer di wax mën nañu sax faussé wala ñu confusion lay indi ci xelu nit ñi donc je crois que c'est un dossier sur lequel les voies autorisées ont déjà dit mais man dama bëggoon taxaw ci li mala yi di lekk foofu léeg-léeg dañuy jàpp léeg-léeg ñu ne dañoo jàpp viande boo xam ni nit ñi mënuñu koo lekk ñu ne dañu koy yóbbu parc Hann jox ko mala yi est-ce que noonu lay demee dafay am parce que yoon mooy sant yenn services yi bu ñu jàppee loo xam ne waruñu ko doomu aadama bi waru ko lekk ñu am fu ñu ko yóbbu foofu ñu koy yóbbu parc ci la bokk léegi ñun bu ñëwee ñun ñooy xool lan moo sabab yàpp boobu doomu aadama waru ko mën lekk est-ce que sabab boobu dina indi loraange ci mala bi nga xamante ni ñun moom la ñu yor parce que bukki pare boo jëlee bukki daanaka loo ko jox mu lekk ko parce que ci biiram yàlla jox na ko ay nu mu digérer sax ay yax ni daanaka lu ne lay digérer voilà bu lion gaynde par contre moo gën a fragile voilà donc selon yàpp bi ñu jox sabab bi tax nit mënu ko lekk ci la ñuy déterminer ndax war nañ leen ko jox ndax waruñu leen ko jox donc parce que bu fekkee c'est race la bu ñu koy jox dafay ànd ak këyit guy wax lan moo ne ci yàpp bi ndax feebar la ndax dañu koo rey simplement te vétérinaire fekkewu ko voilà sabab bi tax ñu jàpp ko dañu ko wax Pape 3 minutes moo des 3 minutes yooyu dama bëggoon laaj directeur ndax pour jox jaan yu ñu lekk moom mooy jàpp jinax yi nu muy jàppee jinax yi. nu muy defee waaw loolu jot naa laaj. dem jàpp jinax ñëw jox jaan loolu newul nu ko ñëpp ko ñeme. waaw c'est que jinax yi ñuy jox. jaan yi dafay nekk souvent am na jinax yu ñuy yar jinax yu weex yi je crois que bëri na ay xale. ñoo xam ne bi ñu nekkee xale daan nañ ko yar. donc loolu mooy jinax yi ëpp ci yi nga xamante ni sëñ Fallou daf koy yar di ko. ok d'accord léegi directeur lu jëm ci wàllu mala yi ba léegi dañu dégg ne si ay xibaar ne mala bi nga xam ne Boubacar King Kong. nga xam ne dañ ko daan faral di dem di fekk yi dafa
mën nañu wax dafa faatu. est-ce que information boobu noonu mën nga ko confirmer? waaw malheureusement dafa faatu depuis nu mu tuddati dafa faatu parce que aussi mag la woon xam nga condition li ñuy wax bakkan bu ñam dund dana ñam dee loolu mooy destin wu ku am bakkan da ngay juddu màggat après génn àdduna parce que at yi mu amoon aussi ñaar fukki at ak juróom-ñett te alors que ñoom seen espérance de vie mu ngi tourner entre 23 ans et 33 exceptionnellement la ñu mës a gis benn bu dund 45 ans moom mu am daanaka fanweeri at je crois que màggatoon na donc c'est normal malheureusement. tey jii boo bëggoon wax sénégalais yi xam nga tàmmuñu ñëw ci zoo tàmmuñu ñëw visiter yooyu nga xam ni moom mooy zoo ay parc ak yooyu boo leen doon bëgg a invité naka ngeen di communiquer naka ngeen di def pour ñu fay ñëw di xool si mala yi di saafonte ak mala yi di minante ak mala yi ba di ko tàmm xam nga man bi nga ñëwee dama ne lay fan yi da ngeen tëj parce que dañoo am ay xarit yoo xam ne ak ay doom yoo xam ne dañu fay ñëw di xool si mala yi moo tax ma xam ni da ngeen tëj fan yi waaw dañu am stratégie de communication bu nga xamante ni ñu ngi ciy liggéey fi nekk nii pour gën ko améliorer benn bi ci jiitu mooy élèves yi nga xamante ni dongo yi nga xam ne ñoo ngi jàng ci école yi dañu am école partenaires yi nga xam ne dañuy wax ak ñoom dañuy utiliser également réseaux sociaux yi mais également médias yi ñu mel ni yéen léeg-léeg bu ñu ñëwee comme émission bu demee ni dañ ciy souvent profiter pour atteindre cible bu xaw a yaatu pour ñu xam ne Parc Hann lii moo ko tax a jóg lii mooy njariñam jàngale bi la ñu war a jàngale pour rataxal diggante en tout cas doomu aadama ak rabu àll yi ba ñu mën a ñoŋal également seen dundin parce que conservation biodiversité dafa nekk concept bu nga xam ne aussi dafa bokk ci ci politique du Sénégal. ñaata la ñuy fay pour dugg ci parc bi. pour dugg ci parc prix yi mu ngi dépendre bu dee mag téeméer parce que état bi moo ko wàññi pour bu dee xale juróom benn fukk. Frère Guissé doon nañ fa def benn festival ngir jàppale ñooñu nga xam ni ñoom mooy parc bi festival je crois festival est-ce que yeneen artistes yi dinañ leen fay gis ñuy ñëw di jàppale ci parc bi wala bu ñu bëggee tourner clip rek lañ fay ñëw li ci ëpp nag bu ñu bëggee tourner clip lañ fay ñëw Frère Guissé aussi danañu fay def festival dañ ko fay organiser souvent malheureusement cette année pour des raisons évidentes parce que aussi ñun suñu lii nga xamante ni mooy suñu préoccupation première mooy mala yi fa nekk aussi lépp lu nga xam ne dafa war a perturber seen dundin. bruit bi voilà donc décibel yi nga xam ne xam nga concert voilà dafay stressé lu mel ni gaynde bukki moo tax année bi passée les autorités ont préféré ne pas autoriser effectivement. Merci beaucoup directeur. C'est moi qui vous remercie. ñoo ngi am mbégte bu baax a baax tey ñu doon dalal capitaine Momar Seye directeur parc bu Hann kontaan nga. bu baax a baax. gars yi nañ ñemee jaani waay jaani duñ def dara. jaani duñ defee dara. bu fekkee duñ defee dara kay yëkkatil ma xol. non non ubbil. non donc ubbi. wala ma ubbi jox la. waaw ubbil jox ko. bu fekkee comme du defee dara comme nee na nit yi nañu ñemee jaan yi. non j'ai l'habitude hein. Tu as l'habitude. nee na comme nee na mais nag docteur mbaa yeewagul yenn yeewu yi. non xam nga kii. gis nga bu stressé. daf boule lay def nii moo tax ñu koy wax souvent python boule. ok python boule. donc voilà j'ai le serpent qui est là directeur. C'est python royal. C'est en direct. Waouh. Bon, il se réveille là. J'avoue que j'ai un peu. Tu stresses comme lui. Voilà. Non, je vais pas le stresser. Il est calme. C'est pas mal. Donc, aimer les serpents parce qu'ils font partie de notre écosystème. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. Xam nga kii il est inoffensif. rey ko vraiment c'est pas utile. dëgg la. jarul rey. donc aimons les serpents. kon daal bu ñu ko gisee fenn dañuy woote rek ngeen ñëw jël si ko. ñëw jël si ko. merci beaucoup directeur. merci ñu doon dalal ki nga xam ni moom moo di capitaine Momar Seye directeur parc bu Hann di gërëm bu baax a baax ki nga xam ni moom moo di Pape Ibrahima Ndiaye. lu tax ñu koy gërëm mbokk yi tey plateau bi dafa jël verre comme chaque jeudi gisoon ngeen ni Ali Aïdar ñëwoon na semaine bi passé tey ñu daal di àndandoo ak capitaine Momar Seye directeur parc bu Hann merci beaucoup Tok Tok Sénégal. dig daje ci kanam tuuti incha allah suñu gan Ismaïla Lo
l'homme orchestre Ismaël Lo, l'artiste Ismaël Lo, le différent. Il sera notre invité dans la deuxième partie. Mais en attendant, ñuy dalal Cheikh Hassana Fall ak Baba Ndiaye ci xibaar yi ak yéenekaay yi. À tout à l'heure. Toc Toc Sénégal.